asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci mbirum Adama Gaye di taskatu xabaar boobule fanaan démb police ñu koy toppee ay kàddu yu ñàkk worma yu mu teg ci deru njiitu réew mi jëwriñ bi ñu dénk wàllum yoon nag ne dootuñu bàyyeeti benn citoyen di xotti worma njiitu réew mi wala beneen institution bu mu mënti doon ci réew mi moom Malick Sall ne moom ca boppam sax moom moo laaj parquet bi ngir mu door liggéey boobule. Gendarmerie moom du jóg di nekk ci wetu askan wi loolee commandant bu Légion Nord bi moom moo yëkkati kàddu yooyu léegi ginnaaw ba ñuy sargal kii di adjudant major Tamsir Sané mi ñu faat alxames ba le weesu fële ca Koumpentoum muy woo tamit askan wi ba léegi moom commandant bi ñuy wéy di lëkkaloo ak takk der yi ngir seenub kaaraange. benn projet bu jur coow fii ci Dakar Plateau benn immeuble bu ñu bëgg a tabax ca école élémentaire El Hadj Amadou Assane Ndoye ña fay yeewoo ak ña jiite mairie ba ne du ca dal ñoom nag li ñuy ñaawlu mooy projet boo xam ne état bu Sénégal moom moo ci joxe dogal te nee nañu laajuñu leen ci seenu xalaat benn yoon. Conseil économique social et environnemental tey jile la ñu amal seen session extraordinaire bu 2019 benn moo tax dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti ak suñu gan di Momar Samb moom jiite commission bi ñu dénk wàllum ndaw ñi éducation formation ak liggéey foofee ca conseil bi waxtaan bi ci kanam tuuti lay doon xibaar yi bokk na ci tàggat yaram afro basket ci jigéen ñi 2019 ñu koy amalee fii ci Sénégal fukki fan jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août Sénégal ci groupe A bi la nekk bokk ko Côte d'Ivoire ak Égypte ñu jàpp tamit ni juróom-benn équipe bi ci gën a xarañ ñoom ñoo fas yéene bokk ci éliminatoire ngir Jeux olympiques yi am 2020 fële ca Japon mbokk yi loolee tënk la ne suuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi ñu dooree ko mbirum Adama Gaye di taskatu xabaar ba ñu jëlee këram démb division des investigations criminelles lay yendu mu nga fa woon tey sax ñuy njortu tey jile ñu yóbbu ko ci kanamu procureur ñu koy tuumal ñu ne ay kàddu yu ñàkk worma yu mu yëkkati teg ko ci deru njiitu réew mi kii di jëwriñ bi ñu dénk wàllum yoon nag moom ne du toog benn yoon di seetaan askan wi ku mu mënti doon ngay xotti worma njiitu réew mi wala beneen institution fii ci réew mi mu ne sax moom ci boppam moom moo ñaan kii di procureur kon mu daal di topp yëf yooyu le ak kaddu yi Adama Gaye moom taskatu xabaar boobu lay yëkkati moom Malick Sall yëkkati kaddu yooyu ci benn atelier bu Cour suprême doon organisé tey jile du ñàkk kon dinañ ci ànd ci yeneen jotaayu xibaar fii Sénégal wax lu la neex loole wala sax teg ko ci yoon moom la ñuy wax liberté d'expression am na ñu bëri nag jàpp nañ ni dafay néew doole ku ci mel ni maître Amadou Ali Kane moom mi yëngatu ci xeex ak yelleefu doomi aadama ne suñu réew daf cee deltu ginnaaw bu baax a baax ci misaal muy wax ci wàllum secret professionnel wala ak lu ni mel moom nag nee na faw ñu xoolaat suñu texte yi nga xam ne ñoom ñooy doxal mbir yooyu le Maymouna Ndiaye ak Thierno Laurent Mendy. droit à la vie, droit à l'intégrité physique et droit à la sûreté. bu weesoo yooyu le droit yi mu lim liberté d'expression jibal ay kàddu wax li la neex am na foo xam ni doomu aadama bi tënku na fa. nit ki mante wax lu ko neex war nga sóoraale aussi ak yelleefu ñeneen ñi maanaam sàmm seen sutura bañ ko xaawi ak yooyu donc nekk liberté boo xamante ne am na solo mais aussi amul dayo bi fu mu yemul. déedéet dañ koy limité. fii ci Sénégal li ñu seetlu mooy lu bari dafa des. d'abord loi moo ko war a prévoir ça c'est un ba pare limite yi dafa war a poursuivre un but légitime du ñu limité rek parce que dañu bëgg weñ loxo ñuy wax dañu war a limité aussi pour aar leneen. limitation bi li tax mu jóg dafa war a nekk loo xamante ne lu yanu maanaam aar par exemple sutura nit ñi aar seen honneur. aar secret d'état aar secret médical maanaam daal loo xamante ne daal dafa nekk lu am njëriñ mën nañu aar nit ñi te àgguñu ci di nëbb jant nit ki. bu ñu sukkandikoo ci kii nga xam ni mooy layal ak yelleefu doomu aadama yi moom nee na réewu Sénégal jot na ñu na siy pexe gën a jëm ca kanam ndax kat am na lu bari loo xam ni war nañ koo def ngir yenn droit yi askan wi
niñ leen ko doon waxee sànq kon ñu delluwaat ci mbirum Adama Gaye di taskatu xabaar boobule ñuy xaar ñu ne tey boo moyul ñu yóbbu ko ci kanamu procureur di ko toppee ay kaddu yu ñàkk worma yu mu teg ci deru njiitu réew mi jëwriñ bi ñu dénk wàllum yoon ne nag dootuñu seetaanati benn yoon ñuy xotti worma njiitu réew mi wala beneen institution moom maître Malick Sall ñu déglu ko. L'État, la justice ne permettra plus, n'autorisera plus quiconque. muy état ak justice am du nu mës a nangu doomu aadama mandarga gu mën a am ak daraja ju mën a am muy salfaañe bànqaas yi république bi loolu moom duñ ko mën a nangu rawatina institution yi nga xamante ni bis bu leen ñàkkalee fayda day dem ba naax saayal réew mi man mi nga xamante nag maay garde des sceaux ñu daal di may dénk mandargay réew mi kon man maa war a sàmm lépp loo xamante ni kon moom mooy dëgëral état ci mbir mi ngeen tuddee nag affaire Adama Gaye man mii ci sama bopp am naa ci responsabilité ndax man maa sàkku ci procureur ñu teg ko loxo ndax rek moom mii di Adama Gaye kaddu yi nga xamante ni kon yëkkati na ko jagleel ko institution bi gën a mag di kilifa gi nga xamante ni kon moom mooy kilifa ak réew mi ndax loolu baaxul moom moo tax kon duñ ko mës a nangu njiitu réew du ay caaxaan doon ko war a sàmm moom moo tax kon ma jël dogal bi ni mel te réccuwuma ci dara. Ma part de responsabilité, j'assume totalement ma responsabilité dans cette affaire. Maître Malick Sall yëkkati kàddu yooyu la ci benn atelier bu Cour suprême doon amal sànq ci suba ay kàddoom Maguette Souaré Diallo moo ko taataan ñu waxaat ci faatub adjudant major Tamsir Sané lii di fee ca diwaanu Ndar Géej kon ay mbokkam ay naataangoom kon ñu ngi koy wéy di sargal ba léegi moom commandant brigade bu Koumpentoum bi ñu faat alxames bële weesu ginnaaw nag benn tournoi bu ñuy am foofu ci diggante légion yi kon au commandant te ñu tuddee ko kon au commandant gendarmerie nationale du général Cheikh Sène kii jiite légion nord bi foofu le nag di ñaax askan wi ñu gën a lëkkaloo ak ñoom rawatina ñu fexe ba teg loxo Samba Boy yi def ñaawteef bu ni mel moom Pape Souleymane Cissé ñu déglu ko ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. Pour honorer le major Tamsir Sané bi doon commandé brigade Koumpentoum te ay Samba Boy faatoon ko si fan yi ñu jàll ndax da doon def liggéeyam rek te liggéeyam moo doon sàmm askan bi sàmm population yi sàmm lépp loo xam ni ngir jàmm population bi la donc bëgg naa si profiter aussi pour wax ni population bi invité leen ñu jàppale gendarmerie bu baax si dénoncer ñi nga xam ne ñooy def ñaawteef boobu parce que ñii ñaawteef boobu dëkkuñu feneen lu dul suñu biir suñuy dëkkandoo lañ suñuy mag lañ te population bi na xam ni sécurité si ñoom la doore donc am nañ si wàll bu rëy nañ jàppale gendarmerie en tout cas pour ñi nga xam ne ñoo def ñaawteef bi ñu teel leen a gis teg leen si yoon. ci kaaraange boobule mu junj fexe nu ñuy def ba gën ko baaxal rawatina ci frontières yi ak jeexal lii di gànnaay yi ñuy jaay ci biir réew mi assemblée nationale daf cee bëgg a farlu mu ne ñu ne nag am na ay projet yoo xam ne taxaw nañ ci jaarale ko ci commission bi ñu dénk wàllum kaaraange ak défense parlement bi jamono ji mi ngi xaar sax ñu voté benn projet bu ñeel mbir moomule maanaam gën a dooleel gën a gunge tamit ñi yore kaaraange kon askan wi fii ci réew mi Mohamed Samb ak Youssou Baro lañ ci àndal. jot na sëkk ñu jëlee fii ngànnaay yi nga xamante ni si ñu ngi koy doxantoo ci penc mi loolee moo di xeexuk kuréel gi nga xamante ni si moom la ñu dénk wàllum kaaraange ca assemblée nationale ngir rek jëlee fi yile ngànnaay ñuy doxantoo te muy nekk luy nasaxal kaaraange gi ci penc mi. tey jii bu crime amee rek soit vol à main armée soit muy agression nit ku ko def utiliser ngàndaay tey jaadu nañu dem fekk leen foofu nangu arme ya def li nga xamante ne moom la yoon wax parce que man jàpp naa ne jaaduwul ñu ne tel lieu boo fa demee di nga am arme ñun ñu toog di xoole kon nag dafay nekk lu am solo ñu daal di amal lu ñuy duppee régime national de contrôle comme ni nga xamante ni si article 5 du traité sur le commerce des armes noonu la ko tëralee. loi yi leen war a accompagner leen war a dooleel yu leen war a sàmm yooyu quand même ñun danañu ko garantir parce que tey jii traité bi nga xamante ne moom laa lay wax léegi ci article 5 am loolu la wax pour que ñu créer un régime national de contrôle loolu yaakaar naa ne
Assemblée nationale disposé na vraiment accompagner suñu force de défense et de sécurité yi ba nga xamante ne jàmm dana mën a am ci biir réew mi. ngir pencum ndaw réew mi nag jot na ñu daal di amal ab projet de loi boo xamante ni si dina fexe ñu gën a dooleel ñi nga xamante ni ñoo di takk der yi ngir jëlee fi ñàkkum kaaraange gi. comme que Sénégal nag signé na traité bi nga xamante ne moom mooy régir li nga xamante ne mooy commerce n'est-ce pas des armes. am na benn projet de loi boo xamante ne ni mi ngi nekk en phase te ñu ngi koy xaar mu war a jógee si li nga xamante ne moom mooy gouvernement projet de loi la bu ñëwee yaakaar naa ne assemblée nationale danañ si def li ñu si war a def. mbir mi nag nekk na lu law loolu fii ci penc mi bëri na ay ngànnaay yoo xamante ni si ñu ngi koy jëfandikoo te teguwul yoon loola waral jot na sëkk ñu daal di gën a dooleel saytu bi ak xool mi ci frontières yi. Mohamed Samb lii nag ab projet la bu merloo bay futtu ña dëkk ca Dakar Plateau ak ñi jiite commune boobule état bi dafa joxe dogal ñu tabax benn immeuble ci fi école élémentaire El Hadj Amadou Assane Ndoye nekk jamono jile waaye nee nañu du ca dal ñoom ndax projet boobule bés buñ ko fa defee daanaka commune bi dootu ci amati benn moomeel maire ba di Aliou Ndoye mi ngi doon amal benn conférence de presse ci teewaayu Fatimata Touré ak Modou Diop. école Ahmadou Assane Ndoye nekk fële ca Dakar Plateau ñu daal di koy waaj a tëj ki ko nam amal di service national bu éducation nationale ki nga xam ni rek mooy njiitu bokk moomeel bu Dakar Plateau moo ko xamale di Aliou Ndoye mu jàpp ni décision bi dañ ko jël de waxuñu ko dara. ñun lii de façon fortuite lañ ko dégg école bi nag patrimoine la boo xam ne bu dee suuf si ci turu état la ne wala fii sax foog naa ni colonie française moo ci ne kon jàpp naa ni benn autorité. warul xëy bis ne benn fii c'est un patrimoine classé déclassé naa ko xaw ma ndax loolu lañ def gisuguma acte te jël naa ko jox naa ko xaw ma benn ONG la ñu wax xaw ma nu mu demee nee nañ dañ fiy tabax benn immeuble 17 étages ñu jàpp nag bu dee fii day am immeuble day fekk muy coobere waa Dakar Plateau parce que ñu ñoo fi def. école bi la sax ñu daal di koy considérer rek comme patrimoine historique nekk na école référence. En 1971 circulation bi mu commencé bari Dakar fii ci comment il s'appelle école bi amoon na ay agents de police élèves yoo xam ne chaque midi dafa am ñuy aye ñooy ñëw sol seen tenue yore seen malagul yore seen sifflet di régler circulation bi am na beaucoup de devoirs citoyens yoo xam ne yi école bi cultivé nañ ko parce que ay magi instituteurs ñoo fa àgg. loolee nag moo waral ci fan yi di ñëw dinañu teg ay plan stratégique ànd ci nag ak képp ku nga xam ne rek dafa dëkk Plateau ngir rek ñu daal di bañ a salfaañee seeni moomeel. xeex bi tàmbale na bañ ko yëgee ba ñu décidé teg ci place bi ñu informé conseil municipal ba pare xalaat jóge ci conseil municipal boobu nañu teg kuréel boo xam ne. day dajale bépp doomu yu Dakar Plateau bépp kilifa yu Dakar Plateau bépp kuréelu Dakar Plateau pour nga xam ne d'abord benn mu xeex lii mais ensuite xeex lépp loo xam ne lu nuroog lii la. képp ku nga xam ni dëkk na Dakar Plateau tey taxaw na ngir rek daal di joxante yoxo dañoo jàpp ni rek tey jii nii Plateau dootul nangoote benn yoon ñuy ñëw di salfaañe seeni suuf wala sax ñuy jël li nga xam ni seeni doom ñoo ko moom. ñu wutali ji bët gànnaaru réew mi ak mbay mi fële ca département bu Dagana booy xool kilo soble jaratul sax daanaka fukki dërëm teg ci bëri na ay soble yu nekk di yàqu ci tool yi ndax ay jiw yu bon yoo xam ne jox nañ leen ko ba tax na béykat yi am njaqare ci tabaski léegi mu egsi seen i jafe-jafe yi ñu nar a am ci wàllum koom waaye ñi jiitee filière boobule maanaam mbéyum soble nag nee nañu marché bi dina fees dell coupe soble xanaa kay ñoom ñooy des ak seen i jafe-jafe reportage Ousseynou Diop ak Habib Seck. béykatu soble yi nekk ci région bu Saint-Louis njàqare la ñu am ak tabaski bi nga xamante ni jublu nañ ko ñu ci bare ci ñoom soble bi nga xamante ni bayoon nañ ko dafa nëb ci tool yi tax nag ñu am njàqare daal di timit joxañ baaraamu tuuma ñu leen jaay lu jëm ci wàllu jiw bu bon bi. soble bi mooy soble bi xar mel na laaj mooy caxagoon instant nii kenn soxla ko marché bu mu dem fa lay nëbee. lu ko waral mooy gën bu bon bu ñu jaayee xam nga loolu jaaruwul da ngay gis ku jël ay millions zéro. bu ñu ko béyee ba léegi kenn gisuñu ko jënd ma ngi nii ñu wàcce fii maa ngi béyoon fii fanweeri mètre juróom-ñaar fukki saako laa ci amoon
gisuma ko jënd dama ngi ni yàqu na. ñoom nag nee nañu ak tabaski bi nga xamante ni jëm nañ ko am xar dina leen tëtti ndaxte seen yaakaar dafa yàkkeeku. gis nga ni saako yi dafa mujj nëbb ñor si naaj wi ba xotteeku ñu ngi nii di ko tànn nii te gisaguñ sax ku niccu la ñaat te tabaski bi jub si na xam nga góor ñi xarum tabaski war na leen lu ñu def seen kër war na leen te soble bi nga yaakaaroon soble baa ngi nii lii moom metti na torop ay kilo fukki dërëm ak yu kenn xamul nan la siy fay. président bu filière oignon xam le ni nag lu jëm ci wàllu jafe-jafe yooyu la ko waral bare na moom ma ngay dalal xelu askan wi xam le ni tabaski bile soble bu bare dina génn te itam duñu am benn jafe-jafe. waa tabaski moom xel mën a dal ndax xam ngeen toujours soble nawet bi mooy garantie tabaski bi te mu ngi ñor fi mu nekk nii boo gisee demee tey ñaay bi te loolu si ñaay bi la ne ndax climat bee tax soble bi commencé na ñor léegi mu bari incha allah mooy couvrir tabaski at bu ne moo koy couvrir waaye soble noor bi du ko mën a ko couvrir te du ko mos a couvrir. ci région bu Saint-Louis baykat yi ñoom jafe-jafe bu mag la ñuy dund jamono jile jiw ba nga xamante ni moom la leen joxoon moo baaxul tax sax ñu ñaan wallu ci nguur gi ngir mu jàppale leen. ñeneen ñuy dund ay jafe-jafe mooy ñi yar ginaar nekk fii ci Sénégal démb nag ca promenade de Thiessois amal nañ fa benn toogaanu ñaxtu ngir wax li leen metti rawatina ñeneen ñoo xam ne dañuy ñëw di def benn concurrence boo xamante ni teguñu ko ci yoon ñu ne faaw ñu xoolaat ko Fallou Samb moom moo leen jiite ñu déglu ko ay kàddoom Cheikh Anta Diop moo ko taataan ak Seylatia. Avicole mi ngi rencontrer des difficultés très énormes te difficulté yooyu mën naa ni maillon bi ñëpp la laal mais ñi ci gën a sonn mooy les producteurs parce que producteurs yi dañu yor des produits vivants parce que ay poulet de chair la ñu yor ou bien poule pondeuse gis nañ ni boo demee ci côté producteur ñi ko wër dañu bari cercle la boo xam ne ci lay dund banque bi da koy lebal xaalis industriel bi daf koy jox aliment di ko jaay aliment provendier bi daf koy jaay poussin bu waree produire mi ngi jàkkaarloo ak service de santé bi mooy vétérinaire foofu aussi dafay jënd bu paree mi ngi jàkkaarloog les maladies mu jóge fa mu ngi war a jàkkaarloo ak revendeur bi nga xam ne moo war a dikk jënd ci produit toujours le producteur day dépenser son argent ndax lépp daf koy jël fay ko ba pare nag jàkkaarloo ak ki nga xam ne ki le mooy commerçant bi baana bi war a jënd ci moom gis nañ ni léegi bu jamatuñu sax ci produire war a mën a jaay war a mën a leble mais ku ñu ko leba sax bënatuñu ko gis lépp pourquoi parce que dafa am ñoo xam ne ñi la ñooñu ëpp doole di jaaye loo xam ne ñun mënuñu ca egg mënuñu jaaye lu toll noonu donc dëkk bi ñu inondé ko ak produit mais bu ñu bàyyee filière bi comme nii mu demee nga xam ne ku nekk mi ngi def lu la neex là ça pose problème. am na industriel nga xam ne nii il occupe tous les maillons de la chaîne ñoom ñooy jaay poussin ñooy jaay aliment ñooy jaay équipement ñoo ñëwaat di concurrencer les autres agriculteurs sur le marché alors loolu moo indi un dérèglement total de la filière et je crois que loolu tey ñi koy def xam nañ leen et que on interpelle l'État en tout cas pour que mu mën a jël ay mesures vraiment idoines pour que situation mën a réglé wu. gàtt la ñuy yar muy ay xar daanaka li des ci tabaski bi motatul sax ñaari semaine gis ngeen ay ponk yu bëri wala bokk ay diwaan yu bëri ñuy jaay ay xar fii ci Ndakaaru li neen yitteel jamono ji nag mooy wàllum kaaraange gi ba tax na ñi moom xar yooyu le dañuy lëkkaloo yenn saay ak ñi dëkk ci koñ yi ngir mën di wër fexe ba képp koo xam ne daal lu bon moo la tax a jóg lu ci mel ni sàcc seen xar yooyu le ñu mën cee taxaw reportage u Abib Faye ak Youssou Baro. wàccaayu tabaski Sénégal yi ñi ngi ci bon noppi ci barab yi ñuy jaayee xar yi ñoom ñoo ngi koy saytu bu baax li di wàllum kaaraange gi fii ci diwaanu Fass doon na loo xam ne soxal na leen. presque 50 ans ngeen ñu fi tak xar mu su fi réer xar mu suñu ko fi sàcc boulevard bi sécurité la am lampa yaa ngi tàkk 7 heures du soir ba 7 heures du matin leer nañ la def. moom sécurité bi moom amuñu boobu problème quoi parce que macha allah ñun ñu fi nekk ñëpp fi leen dëkk ba pare avant tout ñun ñoo njëkk xeex loolu. képp koo xamante ne dañuy xam ne yow mi liggéey taxulaa jóg wala da ngaa bëgg leneen loo xamante ne safaanal sunu xar yi la dañuy teel a wax ak yow. bi ni mel la ñu gën a nemmeeku ci diwaanu Parcelles Assainies fii ñi jaayee xar yi lii di sécurité bi moom moo jiitu lépp. xam nga fii arrêt car la booy dañuy këf portable rek daw jamono boobu yii yu bëri pare woon dañ doon tëb rek dugg cimetière yi mais ku fi jaar ñu jàpp la dañ naan place su mbër yi moom ku fa jaar ñu jàpp la loolu ñu sauvé. comme mbëri dañ fiy ñëw chaque jour xam nga ñëpp di toog ponk lépp ñëw toog te waa parcelle xam nga danoo bëgg mbëri bu nu toogee fii rek problème du am. ngir ñu janoog
sàcc yi ak ñii di jëfkatu yu ñaawteef yi ñoom jaaykatu xar yi ne bañuñu ci sax bay jëfandikoo lii di ay gànnaay bañuñu ci sax bay jëfandikoo ay gànnaay ngir mën a aar seen bopp. bon lii juste lii bu ñu ko yoree juste pour gas la doyewuñ ko dara da ngay gas comme tey dañuy indiwaat xar moo tax ñu gas bu nu paree yóbbu ko sunu ngàndaay daal mooy sunu loxo. xam nga ngàndaay du ñàkk ndax xar moom boo demee ba di ko yar rek paaka da lay jege ndax lu ne mën naa ñëw bett la waaw mais ñun suñu ngàndaay avant tout suñu esprit la ndax buñ la xoolee xam ne juboo rek suñu alal doo ko jege. ña nga gën a toog ci bërëb yooyee di aar seen bopp ci anam ba ñu ko mënee ngir sàcckatu jur yi ñoom bañ leen sonal benn yoon ñii di yar xar yi di ko jaay lëkkaloo ak askan ba yeewoo ci gox googee nga xam ne foofee la ñu ne ñoom ñu ne daañuy def ay dem ak dikk ngir xool ana ñan rek ñooy sàcc yi ngir ñu mën leen a teglu. jërëjëf Habib Faye ñu dem ca diwaanu Kayar foofu nag li ñu bëgg mooy ab centre de santé ndax benn poste de santé bi nekk foofu daanaka mënatul dalal nit ñay xëy saa su nekk ñëw di fa fajo ñenn ñi sax dañuy mujjee dem ba ca Kayar wala diwaanu Thiès ngir mën fa fajo kii di maire bi ak askan wi benn journée consultation gratuite moom moo fa amoon ba tax na nag mu di buntu ñuy ñaax kilifay réew mi ñu gestu leen ci seen jafe-jafe boobule reportage Cheikh Anta Diop ak say laaj. fii ci Kayar di dëkkab napp fii de daanaka askan wi dañ fee bari lool waaye nag lu jëm ci ay bërëbu fajukaay dañ koo néewlee ba tax na maire bu dëkk bi ci bëccëg yi nga xamante ne moom la ñu taamoon doon ci xool wér-gu-yaramu askan wi te duñu fay dërëm yëkkati na ay kàddu wax ne Kayar dañ leen a war a jàppale tabaxal leen ab centre de santé. te loolu am na ñoo xam ne tey jii ñëw na nu may risque de n'être pas consulté loolu nag su fekkee am na ci ab population te ñu soxla benn poste de santé am fi dafay laaj état bi. jàppale ñu pour ñu am un centre de santé parce que Kayar dafa mérité loolu bon le médecin chef de district de Pout moom il est favorable à ce que Kayar mu am poste centre de santé dampage de pêche bi day am juróom-benni weer juróom-ñeenti weer loo xam ni population Kayar yi nga xam ni fanweeri junni lañu day dem ba loolu day doubler maanaam day yokk ñaari yoon te ñooñu ñëpp bu ñu ñëwee ak waa Kayar pendant 9 mois ñu nekk fi xat-xat yeeg problème yi jafe-jafe ak accident yi fi am yëpp yaakaar naa Kayar li mu war a am mooy centre de santé te loolu ñu ngi lancé appel président de la République. dayoo bu nu toll nag moom moo tax étudiants yi dëkk nag ci Kayar ak élèves yi jóg nag doon amal nag bëccëg yi ngir jagleel ko askan wi. ñoom ñu indi ci liggéey bu rëy ñu ànd amal ñaari bésu saytu nit ñi si seen wér-gu-yaram ñu amal ko ak municipalité bu Kayar. kii di docteur Jean-Baptiste Faye nee na de li ñu gis ci ay tawat fii ci Kayar jéggi na dayoo. feebar yi ñu fi gën a ràññi moom mooy feebaru xorom ak feebaru suukar loolu lañ fi gën a ràññi ak yeneen feebar yi nga xam ne feebaru cancer lañ koy tudd. xale yu ndaw yi moom ay feebaru wokkatu ak yenn allergie ak garabu ay saan. lu toll ci juróom benn téeméeri nit de xool nañ seen wér-gu-yaram jox leen i garab ñi nga xamante ne am nañu ay tawat yu metti te sori dañ leen a yóbbu ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès. lii nag duñu tàyyi ci di ko wax décharge bu Mbëbës mën na jur ay njombe yu garaaw fii ci réew mi ndax jamono ji décharge boobule mi ngi am lu toll ci 20 millions ci ay mbalit foofule jëwriñ bi ñu dénk wàllum alam bi demoon na fa sax ci site boobee nga xam ne yaatu na ci lu ëpp téeméeri hectare ci wàllum suuf li mu jàpp moom Abdou Karim Sall mooy saafara bi ñu war a def saa see tembe mooy maanaam recyclage soppi lii di mbalit yi nekk foofule Salif Sow mu nga fa woon ak Asmalik Diop. seen suufi tànk suuf si soree na ko fukki mètre seenu diggante lépp mbalit la fii nee ñu lañ fi xayma tuur ko fi ci mbalit ëpp na 20 millions wi tonnes mbalit décharge bu Mbëbës la ñu nekk affaire bi nag dafa garaaw kilifa yi nangu nañ loola. Mbëbës dafa nekk à cheval entre ñaari commune mooy commune Malika ak commune Kër Massar mais nag mu commencé empiété bu baax a baax ci lac bi nga xam ne moom la ñuy wax lac Mbëbës. bi nga xam ne dafa nekk presque à 1 mètre au-dessous du niveau de la mer tey kenn mënul werante les eaux du lac sont polluées la nappe phréatique également polluée certainement. géej gi ginnaaw la ñu féetee lépp luy ngelaw Kër Massar la jëm donc ñun ñooy gën a impacté sax que Malika bi nga xam ne mi ngi ñu wan ginnaaw donc saxaar bi day nit ñi dañ koy noyyi. nawet bi ñëw na ndox mi jóge ci kaw montagne bi di wàcc di rogalaat dem ci biir population bi xale yi di ci fo day créer ay feebar ci seen yaram yi dex bi aussi baykat yi ñu ngi ciy dem di ci bay culture maraîchère di ci roose ñu jëlaat loolu di ko dugal ci marché bi nit ñi di ko lekk kon donc loolu yëpp ay danger la.
am na ay pexe yooyu ñu ngi koy wër bëri na ci loolu bokk na ci jël mbalit mi sopparni ko ba askan wi mën koo jëfandikoo waat. loolu moo waral tey ñu def déplacement ñëw fii ci Mbëbës mais pour waxtaan ak aussi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk gën a xam la problématique avant ñuy ut ay solution mbir moo gis il faut nga jël temps gëstu ko xool décision yi nga xam ne war nañ ko jël aussi il faut ñu jël ko en rapport ak ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg ci bopp communes yi muy les maires. il faut que aussi ñu jël toute la mesure qu'il faut pour que ñu traiter mbir moomu avec lépp lu ci war incha allah. toxal Mbëbës loolu gaañi nee ñu xewi na yàgg na ni ñuy def kay mooy jéem a xool ba mbir mi mën a dëppoo ak jamono Mbëbës bés bu nekk dinañ fa këpp bu néewee ba néew 7 tonnes mbalit. fii lekk diir bu yàggul dara nag lu toll ci téeméer juróom fukki junni ci ay doomi aadama dinañ jot ci ndox mu sell yeneen fukk ak juróomi junni am li ñuy duppee assainissement loolee fas yéene bàyyeekoo rek ci benn projet bu état bu Sénégal di signé ak États-Unis boo koy xayma ci koom mi ngi toll ci juróom-ñaari milliards francs CFA ñi ci gën a bëgg a bégal nag mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw gi ci loolu ñu déglu ci Serigne Mbaye Thiam moom mooy jëwriñ bi ñu dénk wàllum ndox ak assainissement ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. bataaxal boo xam ne bi li ko tax a jóg mooy ndimbal boo xam ne bi gouvernement américain ak peuple américain daf ko indil ministère de l'eau et de l'assainissement ci pour may ay doomu Sénégal yu nekk ci ay régions comme Tambacounda comme Kolda comme Sédhiou comme Matam ak yeneen ñu mën a am ndox projet bi dana may téeméer ak juróom fukki junni nit pour ñu mën a am ndox dana may fukki junni ak juróom ci ay nit aussi ñu mën a am accès ci assainissement lu mat juróomi milliards ak ñett moom la gouvernement américain indi benn milliard ak juróom-ñaar téeméeri million moom la gouvernement Sénégal indi soo ko boolee mu nekk juróom-ñaari milliards. niñ ko junjee sànq tey jile conseil économique social et environnemental mi ngi ubbi session extraordinaire am ba tax na dañ ciy waxtaan ak suñu gan di El Hadj Momar Samb ñu ngi lay nuyu. monsieur Samb waaw conseiller nga foofu kon jiite commission bi nga xam ne moom moo yor wàllum ndaw ñi ak xëy mi tàggat gi maanaam formation jàng beek lu ni mel. tey jii gis nañu ci session bi ki nga xamante ni moom moo njëkk a ñëw Ndeye Saly Diop Dieng la waaye laataa ñu egsi ci loolu ndax mën nga fàttali rek ci tuuti sénégalais yi lan mooy solos conseil économique social et environnemental boobule ak liggéey bi ñuy def. jërëjëf di am mbégte waxtaan ak yow ci mbir moomu conseil économique nag kuréel la goo xam ne dañ ko sàkk ngir muy xelal président de la république xelal gouvernement am ci politique yi muy doxal ci réew mi maanaam ñun ñooy seet liy dox ci réew mi bu dee ci wàllu mbay la nekkunu doomu aadama wala njàng mi wala leneen lan moo dox lan moo doxul. jóge nag ci suuf ñun ñi la ñuy dund ñu xaatim suñuy kayit wax ko ne ko lii jaarul yoon lii aw na fii lii baax na ñun lii lañ lay digtal mu mel ni dañuy déeyoo ak président de la république déeyoo ak gouvernement bi ci wàllu bu mu mënti doon te buñ koy def dañuy dem ci nit ñi bu dee ci wàllu njàng mi ak formation dañuy dem ci nit ñi moo xam syndicat yi la moo xam ñay jàngale moo xam ñay jàng ñu waxtaan ak ñoom ak ñi ŋànk mbir mi yëpp muy ministère bi seetantal bu ñu ci jógee rek tënk suñu xalaat déy ko gouvernement bi ci rapport ne ko ñun lii la ñu gis te digte lii la ñuy ñaan ñu doxal ko léeg-léeg président de la république wala gouvernement moom moo ñuy jox xalaat ne man dama bëgg ngeen saytul ma mbirum pétrole bi la cay génnal nu ñu mën a doxalee mbir mi pour mu baax ñu bind mu ne mbirum marché yi ñuy def nan lay demee noo leen gisee mbirum suuf si nuñ ko téye léeg-léeg ñun ñooy seetal suñu bopp gëstul suñu bopp ne ñun war nañoo wax ci lii parce que fa mu jëm xëy na du lu baax war nañu wax ca laa ndaxte ni muy doxee sooxe na war nañu dox ci lii pour mu gën a dëgër gën a baax loolu mooy suñu liggéey. te mën naa wax ne amul benn fànn boo xam ne rëcc nañu ci li ñu doon liggéey ci at yi weesu ba tey ji loolu moom mooy liggéeyu conseil économique li tax mu am solo nag ña fay daje
ñu boole leen fa fu ne la ñuy jógee. ñii ci bay mi la ñuy jógee ñii ci sàmm gi ñii ci napp gi ñii ay avocat lañu ñii ay notaire lañu. ñii ay syndicaliste lañu ñii ay syndicaliste lañu bokk jóge ci centrale yi ñëw ñii ONG société civile wala politique ñooy daje wax muy jigéen muy góor muy handicapé muy ñàkk a handicapé lépp loo xam ne daal maanaam askan wi dañ ko am ci muy kuy xalaat ku am xariñ wala kuy yëngatu ci koom wala lu mu mënti doon mu nga fa teew de sorte que lu ñu fa jëlee waxtaan wi li tax muy neex muy baax mooy nit ki la muy dund lay indi foofa la mu xam moom lay indi foofa kon xalaat yi dañuy wuutoo roofaloo léeg-léeg sax dañu déggoo ci lenn mais foog ñu jàpp loo xam ne ñu ne lii la ñu ànd ne nañ ko jébbal président de la république même bu amee gis-gis yoo xam ne wuute na dañ koy def ci biir rapport bi ñuy jébbal président de la république loolu daal mooy suñu liggéey. léegi nag li nga wax ni tey dañu ubbi suñu session extraordinaire. ngeen dalal Ndeye Saly Diop Dieng mooy jëwriñ bi ñu dénk njaboot gi soxna yi ak tuut tànk yi bokk na ci li ñuy waxtaanee mooy fitna gi ñuy teg soxna yi waxtaanee nañ ko lu bëri sax at wile ak njiitu réew meeg dogal yi mu ci jël. ak lu ni mel tey jile déglu ngeen ko ba noppi. waaw déglu nañ ko fa mu nekk maa nga bàyyi ñuy waxtaan. ku nekk wax sa xalaat. am na sax société civile ñeneen ñu fa invité ñu wax seen xalaat xam nga li tax mbir moom am solo mooy jigéen ñi dañ leen fitnaal. te fitnaal bi ñu bari dañu foog ne ci biti lay doon waaye li ëpp ci fitnaal bi ci biir kër yi lay doon. mën nañu wax ne boo fàttali ko ku ñuy wax Dokki Niass dans les années 99 moom jëkkëram moo ko dóor ba mu dee ci kaw rek defaral ma añ ci weeru koor am na ñoo xam ne at yu néew la ñu am ñu am ko xam ne 6 ans Seynabou Seck 6 ans la amoon juróom-benn at ñu rey ko. sàkk ko am na ñoo xam ne ñoo gën a magal sax ku ñuy wax Maymuna Ñonn moom 62 ans la am mooy juróom benn fukki at ak ñaar kon bàyyiwuñu kenn fitna loolu nag dafay nekk ci biir kër yi di law kenn du ko wax kenn du ko gis wala kenn du ko jéebaane. te couche sociale yëpp la du caagi ne da ngaa ñàkk moo tax nga koy subir wala da nga am alal. déedéet mën naa wax ci réew mi yëpp la daj. région bu ne bi ci ëpp solo mooy Diourbel foofu juróom-ñaar fukk ak ñaar. ci téeméer boo gis la ñu jël foofu la féete. région de Diourbel bi Ndakaaru 52,3% boo jëlee Matam moo gën a néew la 36%. kon mu wan ne réew mi yëpp la laaw te kenn mucc ci muy ko am alal ku ñàkk la xam nga yéen a ngi fàttaliku en 2016 sunu collègue bi ñuy wax Fatoumata Matar Ndiaye nañ ko ree rendi xattit fële ca Géejawaay te moom amoon na juróom benn fukk ak ñett xam nga yooyu yëpp ay ñaawteef la yoo xam ne fitna buy dal jigéen ñi mu nekk loo xam ne tey le ministre Saly Diop daf ñu ci waxtaanal génneel ñu ay chiffres ay statistiques génneel ñu ay firnde génn tamit ay recommandations mooy lu mu digtal ci xalaatam tey nag dañ koy feelu nag ñun ñi parce que ñun lu ñu soxla mooy conseil économique di génn xalaat yu yees. xalaat yoo xam ne dina mën a faj soxla si. ndax fekkoon na yéen tamit ngeen xalaat ci ba noppi ci loolu ndax at wi yëpp daanaka wax nañ ci. maanaam fekk na seen xalaat yi ñëw daal di daja tey wala. fekkee na ñu ciy xalaat bi nag yembul woon ba ñu tënk ko fas ko. tey nag buñ ci jógee dinañ am lu ñu fas lu wér loo xam ne dinañu may li ñu bindoon li ñu fasoon démb li ñu naaloon démb ñu ne ma ay gis-gis ay xalaat yoo xam ne dañ ko mën a dénk kii xam ne moo jiite réew mi tey. léegi bu ñuy xool El Hadj Momar Samb tey jile kon ci moom ngeen dooree lan moo wax tax ngeen dooree ci loolu le ndax am na yeneen ponk yoo xamante ne tamit xaj na yitteel na askan wi bu baax a baax. waaw am na yu bari parce que dañu wax ne suñu session bi am na juróom benn wala juróom-ñaari ponk yoo xam ne dañ ko waxtaanee. boobu jëm ci jigéen ñi mooy fitna. ak mitital bi ñu teg jigéen ñi. li xam ne mooy acte 3 décentralisation ni ñu koy xaymaa saytu ko. ba xool la ca baax. ñu dooleel ko la ca baaxul ñu rocci ko. li xam ne aussi mooy ci wàllu koom suñu secteur privé bi ci jamono yi xam ne Sénégal dafa bokk ci dëndu Afrique communauté économique nan la ñu fexe ba gën ko dooleel mu am doole joo xam ne dina mën a liggéey luy gën a mën a jëmal kanam suñu koom ci kaw suñu njariñu askan. leneen li aussi mooy ci wàllu njàng bi apprentissage nu ñu fexe ba gën a dooleel apprentissage mooy njàng moo xam ne day ànd ak jëf. njàng moo xam ne day ànd ak jëf
loo xam ne dina gën a tax ñii xam ne dañuy jàng métier ñu gën a am xam-xam bu gën a wér ci la ñuy def man ci am lijaasa loolu aussi bokk na suñu waxtaan te ministre Dame Diop dina fa teew pour waxtaan woowu ñu mën ko yeggali ci wàllu koom ministre bi yor économie koom bi aussi monsieur Amadou Hott dina fa teew li tax nag ñu jiital kii xam nga agenda bi rek mooy demee noonu dañu seet ku nekk ministre ba nekk lan mooy sa jàppandil ñu fexe tabax agenda boo xam ne ku nekk di nga ci mën a teew te du yàq dara ci sa liggéey lii moo tax ñu tërale ko nii waaye li am solo mooy waxtaan yooyu yëpp nañ ko waxtaan même réforme administration bi nga xam ne président de la République daf ci bëgg a jublu pour ñu seetaat soppiwaat xar kanam ak doxalinu administration ci réew mi képp kuy seetlu di nga xam ne li fi am jëmul kër ñun loolu mooy suñu liggéey ñu ngi ciy liggéey te bu ñu toogee ñi xam ne moom la ñu war a toogal ñu mën a nas xelli xalaat dajale xalaat yi boole ko tënk ko nag jébbal ki xam ne mooy président de la république. ndax jàpp ngeen El Hadj Momar Samb yéen waa conseil économique social et environnemental ni sénégalais yi li ngeen di def ci liggéey ñoom ñu ngi koy xam ndax jàpp nga ko ndax yaa ngi wax sànq ni léegi xaaratoo leen yéenay dem ci askan wi. di wax ak ñoom di waxtaan ak ñoom ndax xam nañu li nga xam ne moom moo leen fi tax a taxaw. wax dëgg yàlla xam-xam bi wérul soriwul yaatuwul ma fàttali ci li xam ne mooy ayu Aminata Tall présidente Aminata Tall di ko rendre hommage encore ci liggéey bi mu def nañu ñaari yoon yoo xam ne dañuy wax journée porte ouverte maanaam dañuy ubbi kër gi woo ñëpp ñu ñëw ñu waxtaan xamal leen li xam ñëpp ñooy ñan réew mi yëpp sénégalais yëpp waaw sénégalais yëpp maanaam kenn mën na jóg rek ku jóg rek mën nga ñëw ñu ubbi ko wane la ñuy liggéey rapport yi ñu def ñu sotti ko jox ko jégteel ko nit ñi li gën a neex mooy daaw bu ñu defee journée porte ouverte ñetti fan ñu ubbi ko di waxtaane mbirum pétrole bi borom xam-xam bu ne buy sénégalais mu ñàkk doon sénégalais ñëw nga fa am na ñu jógee sax bitim réew ñu waxtaane mbir yooyu ci anam yu rafet yoo xam ne bañ ca jógee c'est la ñu tënk ñun suñu xalaat jébbal ko président de la république waaye xam bi des na parce que ñu bari daf leen dañu umpale lan mooy conseil économique social. te am na ñu bari jànguñu tamit loolu. fa ñu leeral ko ci sénégalais boo jëlee ay këyit nga tënk ko wala def ko ci internet dina jafe ñu mën koo xam. dëgg la ndax waru leen soppi doxalin tam. ah kañ li nga wax loolu lu am solo la moo tax même présidente Aminata Touré bii ñëw ànd ak ñun ren lii ñu dëmmal moom daf ne dañ ko gën a ubbi nag. ubbi bi sax mooy dootuñu toog rek wax ñi ñëw leen xool waaye dañuy fekk ñun ñi fa ñu ne xamal leen lan mooy conseil économique social ma jox leen benn mbir boo xam ne rek ñu bari dañ ko réere mbir te mënoon na indil ay soppi yu mag ci réew mi mooy pétition maanaam du ñu ne 5,000 nit sénégalais bu ñu amee lu leen naqari mën nañu tànn seen biir ku leen jiite ñu tënk loolu ci kayit déposer ko conseil économique social kooku dafa am warugar liggéey ko jébbal bataaxal jébbal rapport président de la République. te ñu ko xam bariwul. moom kon mu wax ne li nga wax dëgg la ñun xam nañ ci dara sax siiw bi mu war a siiw ak xam bi ko ñun ñi war a xam des na lu baree bari ndax mën naa wax ne conseil économique social mbiru askan wi la. bu ma la waxee ñi fay teew ñi fay nekk di représenter muy centrale syndicale yi muy baykat muy nappkat muy sàmmkat. ñu nekk fa di fa teew. xam nga ne mën naa wax ne réew mi moo fa ne. kon lañ fa jubal ci luy baaxal luy rafetal ku nekk war nga saa gis sa bopp. ñun nag ñoo war a am nag liggéey boo xam ne bu gën a xarañ ni nga ko waxee sànq bu gën a ñaw te Aminata Touré bi nga xam ne mooy suñu présenté te yebal ma fi moom loolu la ñuy wax ba ñu dajee nee na daal fu ñu nekk dañuy soppi doxalin dëkk. ngir ñu gën a xam liggéey bi ndax liggéey bi am na solo boo xam ne nit ñi buñ ci tegoon seen bët am ci xam-xam dina leen andil njariñ ci lu wér. liggéey bi dina wëy sant la gërëm la bu baax a baax. El Hadj Momar Samb nekk membre ca conseil économique social et environnemental jiite ab commission bi ñu dénk ndaw ñi wàllum tàggat gi xëy mi ak lu ni mel sant ko bu baax a baax. ñoo lay sant di la gërëm. jërëjëf ñu wëy ba léegi rek ci xibaar yi egsi ci tàggat yaram wax ci afro basket ci jigéen ñi fii lay amee. ci Ndakaaru fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août bile def nañu tirage au sort démb Sénégal mi ngi bokk ci groupe A bokk kook yeneen ñaari réew muy Égypte ak Côte d'Ivoire moomule kon nañu ànd ci ak Cheikh Sadibou Diarra ak Modou Diop. Pour les 6 meilleures équipes, un autre pays, peut-être encore le Sénégal, a organisé cette compétition. ñeenti groupe yu ñetti équipe yu Afrobasket atum 2019 ñi ñu jagleel jigéen ñi. xam nañ leen ginnaaw tirage au sort bi
Sénégal mu ngi ci groupe A bi ànd ci ak Égypte ak Côte d'Ivoire wante groupe bi gën a metti mooy groupe C bi fi Mali Angola ak République démocratique Congo nekk. match bu yomb moom amul mais abordable na suñu poule bi parce que Côte d'Ivoire lañu war a jouer ak Égypte même sax boo xoolee xool ba ci biir au profond parce que après y a les matchs croisés en principe les équipes de la poule A doivent rencontrer les équipes de la poule D donc boo xoolee même croisement bi aussi ba léegi c'est des matchs mais au deuxième tour c'est des matchs couperés pour ñu gagner nga toog donc war nañ préparer bu baax a baax. Mais les 12 équipes qui vont se retrouver ici à l'Afrobasket 2019 Dakar. li ñuy woowee top 12 maanaam fukk ak ñaari équipe ci diwaanu Afrique yi gën ñoom ñooy daje fii te it am nañ yaakaar ne qualité bi ci équipe yi dina ci nekk it loolee sax mooy lañ ci gën di séntu wane ne lii ab jongante la boo xamante ne dina wane ne niveau Afrique ba ñu amaloon ci diwaanu Tenerife ci atum 2018 loolee mi ngi fi ba léegi Dakar nag dina wane xar kanam goo xamante ne ni àdduna wërngal këpp ne basketu africain mi ngi gën di law di jëm ca kaw ci anam boo xamante ne gën la. organisation bi moom jàpp na lépp yemb na ngir événement bi jaar ci yoon. organisation bi ñu ngi ci commencé na depuis l'installation du comité vendredi passé comité d'organisation tey ñu def tirage au sort et incha allah à partir de samedi comme ni ma ko waxee ñu def le tournoi de Dakar par déplacement bi dinañ def en sorte que vraiment équipe yëpp public bi ñu mettre leen des moyens de transport à la disposition yóbbu ay car ci koñ yi ak ci stade yooyu merci beaucoup. Sénégal Côte d'Ivoire mooy match ouverture Afrobasket bi ñu jàpp fukki fan ci weeru août ba ci fukki fan ak ñett bi ci noonu dinañ gis tuuti ci mën-mënu gaynde yi. jamono ji nag xam nañu ñi nar a bokk ci éliminatoire Jeux olympiques 2020 yi ñu amal fële ca diwaanu Japon ñu ne nag pour Afrique daanaka juróom-benn équipe yi ci gën a xarañ ñoom ñoo nar a bokk ci éliminatoire yi ñaar ya gën a xarañ ñoom ñooy bokk ci compétition mondiale boobule bu ñu sukkandikoo ci Alphonse Billé moom mooy secrétaire général bu FIBA Afrique ñu déglu ko ba léegi ci micro Cheikh Sadibou Diarra ak Modou Diop. Pour les 6 meilleures équipes, un autre pays, peut-être encore le Sénégal, a organisé cette compétition. dañuy seet juróom-ñetti équipe ya gën a xarañ benn dëkk boo xamante ne ni mën na sax nekk Sénégal ngir mu dalal ñogante yi ñeel wàllum éliminatoire Jeux olympiques yi ci ñaari équipe yu gën yooyee ci juróom-benn yi nga xam ne daañu dalal compétition bi fukki fan jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre ci at mi ñu nekk waaye itam ñaari équipe yooyu ci diwaanu Afrique danañ bokk ak pot goo xamante ne ci wàllum àdduna wërngal këpp ba tey itam kenn ci ñoom dina qualifié ci Jeux olympiques yi. ci contexte bi bu dee poule bi ñu bokk yomb na mën nañu am ñaari équipe yu dem ci Jeux olympiques yi ñuy amal ci diwaanu Japon. Peut-être prenable et pour la première fois on pourra dans ce contexte avoir 2 équipes féminines aux Jeux olympiques. ginnaaw tàggat yaram dañuy dalal Mamadou Mohamed Ndiaye ci li yéenekaay yi xëyee tey jile. jërë ngeen jëf Batoor Gaye matam moon dammel coow la ko ci toppe woon coow lu ne toll topp na Adama Gaye l'observateur nañu moom Adama Gaye dib journaliste ma nga ca loxo yoon ay mbir yu mu bind posté ko ci page Facebook am moo ko dugal ci guuta ndax nee nañu da caa wax ju àndul ak i teggin ba noppi da caa xotti war may njiit réew mi mu di offense au chef de l'État alkaati yu diggi division investigation criminelle ñoo ko fajaru dem këram jëli ko yóbbu police centrale fala fanaan ma nga ca garde à vue article 80 bi bañ ko wax lu rafetul président de la république article boobee moo ko ci ca yoon li mu wax ba mu jural ko ay ñol l'observateur nee nañu président Macky Sall ak soxnaam Marème Sall la ko boole wax juree ji ñuy wax ne moom la wax lan la libération xëy na di ñu ko wax bu ci journal bi jaaraatul carrément it junj nañu ko direct info ñu wax la ju ëpp te ñaaw ci dérob njiitu réew bu moytuwul nag dinañ ko gàll article 80 bi tëj ko weer jàpp ñaari ati kaso ba noppit mën nañ ko alamaan juróomi junni ba juróom-benn fukki junni source waa nañu Adama Gaye mook Assane Diouf kiif li Assane Diouf di def mu di jàpp kilifa gi jiitu ci réew mi di ko daggali saagaak di ko wax ju ñaaw daanaka loolee la Adama Gaye def latir bi nañu moom Adama Gaye kuy mbokkam booye boo nga jugal kon ndax li mu nekkee jamono ji bu sottee du ko jural jàmm Vox Populi nañu wax ji sax kay moo di ñoom activiste yi nekk ci réew mi ñoo nekkul ca jàmm Adama Gaye di journaliste consultant mi ngi ci yoon jëm ca kaso ba te bu moytuwul bu yoon noppee ca moom danañu ko rëbës maanaam dañu koy tëj ci kaso bi journal bi tegal ñu ci ne Maître Khouraychi Ba mi avocat wax na ne ab kiliyaanam di Adama Gaye nangu na ne li ñu koy toppee lenn li moo ko bind posté ko waaye wax ju ñaaw ji ñu wax Macky Sall donte ci page Facebook am lañu ko
fekk moom defu ko fa la si ne kay nañu waaye wax ja nag weddiwu ci lu bari démb ba muy jano ak enquêteurs yi l'observateur dañu wax ni mu fekkee journaliste bi di Adama Gaye démb ba mu nekkee ci garde à vue fa ñu ko dencoon tàng gu mu tàng tax na dafa mujjoon a sumeeku def yaramu neen dese pantalon kese bi mu bëggee tëdd gisul fu mu tëdd am benn waay bu ñëw andil ko matelas mer gàddu bi mu gisee matelas bi l'observateur ne nañu àddunam dafa tukki ku dul tukki dëkk bu neex dana la ump nañu dem ci journal Le Témoin mi xëy di ñu wax ne conseil économique social ak environnemental tey lay door ab plénière bu session extraordinaire mu di guléet ci bi Aminata Touré jiitee kër ga ak léegi journal bi bind ne Mimi Touré dugg na ci yëf yi la si ne kay feelu Le Témoin ci xët mu njëkk Mimi Touré en scène la wax Soleil national it première session extraordinaire bu conseil économique social ak environnemental gi war a tàmbale tey ci la xëy di wax nee nañu tey la ñu koy tàmbale dina dem ba juróom-ñetti fan ci weeru août juróomi ministre de la république danañu fa jaar conseillers yi déglu leen danañu ca jaareet indi ay joyandi ci règlement intérieur bu conseil économique social ak environnemental acte 3 de la décentralisation ak i waxam ci Sud Quotidien ubbil yéenekaay bi Omar Gueye ministre collectivité territoriale démb ci altine ji ci la doon tëj ca chambre de commerce bu Ndakaaru CRD bi ñu doon def te mu jëmoon ci def bilan bu acte 3 décentralisation Sud Quotidien nañu waaye ca ndajama maire yu Ndakaaru yu yàquñu ko fenn ne mboolem lu di coono ak jafe-jafe ki gàllankoor yu leen acte 3 bi teg joytu nañu ko démb ca kanamu ministre Omar Gueye maire bu Ndakaaru ba woon di Khalifa Ababacar Sall l'observateur nee nañu ma nga jëmati ca cour suprême beneen recours la fa yóbboote raje gi ñu ko raje ci assemblée nationale jële woon ci moom ndombal tànkul député am loolee la fay kalaame ji gannaaw ba mu ñàkkee ñàkkati ca kanamu cour suprême l'observateur jàpp na ne gi yoon moo di ak sànni tàccoom l'homme des affaires bii di Baba Diaw borom itok moo ki liggéeykatam fa ñu jëm ndox amu fa le quotidien mi ngi ñuy wax ne lu toll ci ñeent fukki liggéeykat ak juróom-ñeent yuy liggéeyee ca Baba Diaw ñooy laaj juróom-benn weeri salaire yu ñu leen ameel 6 mois arriéré de salaire ba ñu xaaree ba sonn ci xaar bi démb dañoo woote ab conférence de presse ci buntu tribunal bu Kees doon yeggee journaliste yi li leen Baba Diaw def li Modou Lo defoon Eumeu Sène ba léegi mooy mbambu ci réew mi dóor mu nelaw Double Less di bàyyi Balla Gaye 2 ne ñu ci Les Échos kurpañ bi Modou Lo dóor Eumeu Sène mu kaaw foo ko natt ci tar ak mitti rek romb na ko Double Less nañu doomam Balla Gaye 2 pare na ngir jëlaat revanche am ci Eumeu Sène pare na it ngir bërewaat ak Modou Lo ndeyi Modou Lo ne ko ci journal bi mukk Balla Gaye moom doy na sëkk Eumeu Sène mi ngi wax ci Le Quotidien combat keroogam bi ak ni mu ko dundee nee na moom xamul li xew frère am moo ko yëgal ne dañu ko dóor mu kaawoo. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant leen yéen itam ci àndandoo beek télévision Futurs Médias rédaction bi di leen jox dig daje bu 19h30 jotee incha allah ci yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.